asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan saa su nekk si suñuy émission spéciale ñuy ànd ak yéen si waxtaan yoo xamante ni dañ koy amal si biir département bu Nioro rawatina wala sax si biir région bu Kaolack Sine Saloum RIP Info TV di ci bay waaram saa su nekk lépp loo xamante ni ay lënt-lënt la loo xamante ni askan wi war nañ koo xam saa su nekk dañ ciy taxaw ngir rek indi si ay leeral ñu ci dalal ay kàngam yoo xamante ni saa su nekk si spécialité bu nekk ñu jéem a xool ñi nga xamante ni ñoom lañ ciy waxtaana rek ngir askan wi am ci ay leeral loo xamante ni saa su nekk daf leen di faral di jëriñ tey nag ñu fas yéene dalal benn syndicaliste bokk ci syndicat national de l'éducation et de la formation SNEF ñuy yëngu si wàllum njàng meek njàngale mi ni ngeen ko xamee ren ji njàng meek njàngale mi amoon ay jafe-jafe yoo xamante ni jafe-jafe yu métti la woon jamono ji nag am ay solution yoo xamante ni déjà état bu Sénégal ak syndicalistes yi daal dinañ ko amal léegi loolu nag ngir waxtaanee lépp loo xamante ni jëm na ci seen syndicat boobu la di syndicat national de l'éducation et de la formation dañ ci dalal Lamine Ba ñu daal di la nuyu. ñu ngi lay fay Sékou ñu ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ci RIP Info TV di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di wax ci kàddu syndicat national de l'éducation et de la formation. syndicat national de l'éducation et de la formation ren ji système éducatif bu Sénégal daal di woon jànkuwanteeg ay jafe-jafe yu métti mu nekkoon ay grève yoo xamante ni ñëpp dund nañ ko ñu demoon sax bay wax ne ndax dina am année blanche wala sax li ni mel yéen seen taxawaay lan la ci woon. waaw ñu ngi jaajëfal ñi ñuy seetaan ñëpp di nuyu les camarades syndicalistes ñi nga xam ne ñun ñoo bokk kuréelu SNEF di leen nuyu à travers les 14 régions du Sénégal ak les communes et départements yëpp ñi nga xam ne SNEF jàmbaar yaa ngi fa di leen di taxawal. donc comme ni nga ko waxee système éducatif bi ñu nekk amoon na jànkonte woon na ak ay problème yu bëri ba tax ñu def jàngat bi porter le combat ànd seeg syndicat yeneen yi nekk ci niveau enseignement d'une manière générale ngir wax ak nguur gi toog jàngat problème yi nga xam ne liggéeykat yi jàngalekat yi am nañ ko école sénégalaise mu ngi koy jànkuwanteel ngir ñu indi ci saafara donc loolu moo waral bi ñu jéemee wax ak nguur gi mu indi tànqamlu ñu ne kon ne ñu yëglu bi ñu yëgloo ba ñu dégg ñu delluwaat ci classe yi bi ñu delluwaatee nag ci classe yi ñu dem ba xam ne nag fu mu toll nii jóg jot na ñu ne kon nañu jóg gën a taral xeex bi ngir que li ciy farata ñu def ko ci loolu lañ mujjee ñëpp gis ko xeex bi taroon na lool jàngalekat yi gëm ko lool parce que gis nañ ne nguur gi dafay tànqamlu seen bëgg-bëgg nguur gi dafay tànqamlu tamit li nga xam ne moom mooy seen yelleef ci en tant que liggéeykat waaye tamit tànqamlu seen yelleef en tant que koo xam ne yaa ngi ci benn système boo xam ne war na mën a weesu fu mu toll nii actuellement. donc xeex boobu daal ci lañ nekkoon te wax dëgg yàlla sant nañ ci daal. amoon yeneen syndicat yoo xamante ni ñoo gën a fës yéen dafa mel ni si li nga xamante ni ñoom lañ doon gën di dégg bokku leen ci li ko waral. waaw xam nga syndicat moom moo boot ay liggéeykat ngir dox ci seen àq ak seen yelleef. donc buñ la autorisé nga am syndicat rek am ñoo ko àndal di dox am nga sañ-sañu kaasal say liggéeykat waaye nguuru Sénégal moom dafa organiser li ñu tuddee les élections de représentativité syndicale ngir lan nee na mënut wax ak ñëpp parce que organisation syndicale yi dañoo bëri léegi mu def élection ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a représentatif ñoom la jël bàyyi leen ci table de négociation bi saa bu waree wax ci mbiru njàngale ñoom lay jànkonteel wax ak ñoom ñun nag yàlla dogal na syndicat légalement constitué lañ mais bokkuñu ci les plus représentatifs ci jamono yi ñuy def élection boobu donc moo tax suñu toogaay ci jàkkaarloog nguur mënuñ fa dem toog waaye nag yoon may nañu ñuy wax ak suñuy militants ñi bootu ci ñun ñuy waxtaan ak ñoom di xool di tëgg ay pexe ak di nas ay pexe ngir
ñun tamit ñu yëg suñu nekkin ci milieu syndical bi te yaakaar naa ne loolu def nañ ko te jàngalekat yëpp xam nañ ne góorgóorlu nañ ci bu baax ngir yokk doole ñi nga xam ne ñoom ñoo doon toog ci table bi parce que nit doo ko yónni rek dem tëdd di nelaw mais da nga koy yónni ba pare teg gët ci moom mais aussi jóg taxaw takku ngir bu la xoolee ci yow mi nekk ci ginnaawam mu gën a am fit ngir dem fi muy dem yokk nañ leen xalaat parce que dañ daan def ay proposition di leen wan ne waxee leen nii defee leen nii ñun de buñ sañoon lii la nguur gi di jël pour yokk leen fit yokk leen xel mais aussi gën a takku sàmmal leen base arrière bi wax nañ fi wax jotee dem nañ ci ñu war a gis yëpp wax leen li nga xam ne loolu mooy information bi nga xam ne moom moo war a génn nit ñi parents d'élèves bi xam ko nguur gi xam ko waaye jàngalekat yi tamit xam ko parce que tolloon nañ ci grève bi foo xam ne dañuy dem ba ñenn ñi jël wax ji dëpp ko ci kaw jàngalekat yi bëgg a wax ne jàngalekat yi dañoo bëgg xaalis jàngalekat yi dañoo bañ jàng nangam ak sangam alors que li nga xam ne moom moo ñu opposé ak état bi suñ ko waxee mu leer ci boppu parents d'élèves yi dinañ ñëw jàppale ñu dinañ ñëw taxaw suñu wet te bu boobaa yi dinañ ci am ndam te yaakaar naa ne loolu la SNEF def gis nañ ko dans tous les fronts wax na alerté na proposé na des solutions te yaakaar naa ne li ñu mujj a trouver comme terrain d'entente génnut ci solution yi nga xam ne SNEF defoon na ko. gis nañ ba ngeen boolee seen doole ci la état bu Sénégal xam ne mbooloo mooy doole est-ce que jotul tey jii yenn syndicat yu ndaw yi nga xam ne peese wuñ lu diis dem fekki yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a am dayoo ngir rek saa su nekk su ngeen xeexee seen xeex mucc ay wala loolu pas question. waaw du ma ne il n'est pas question mais wax la bu ñuy segg rek ndax boo nee syndicat bu peesewul lu diis c'est-à-dire diisaay fu mu toll nii nekkul ci nombre bi parce que jamono buñ toll nii nit ñi conviction la ñuy xool ay idée la ñuy xool ay actes yi ngay teg la ñuy xool te ñett yooyu yëpp tey boo ko xoolee ñun jàpp nañ ne xëy na mun nañ ne biñ juddoog léegi yàggut mais mun nañ ne tey ku ñu ëpp doole ci mouvement syndical amut. parce que bu fekkee xalaat yu rafet yu mën a jëmale école sénégalaise kanam yu mën a gën a dimbale jàngalekat ñu ngi koy génnee ñu ngi koy defal jàngalekat yi te ñu ngi jët retour bi bu fekkee ay actes yoo xam ne dañ koy teg ci wàllu école bi di ko teg ci wàllu jàngalekat yi ñu ngi koy def te jàngalekat yi ñu ngi koy yëg bu fekkee conviction bi tamit suñu gis-gisu àdduna ak suñu gis-gisu liggéey ak suñu gëm-gëm ci suñu diine may nañu ba xam ne lépp li nga xam ne nit teg na ko sunu loxo mu doon jafe-jafe ñu war koo sàmm ngir ñu mun a am gain de cause bi ñu soxla loolu yaakaar naa ne doonuñu ku ñuy ger doonuñu ku ñuy nax doonuñu ku ñuy neexal ba li nga war a wax doo ko wax ba ñi nga war a xeexal duñ ko xeexal donc boo demee ci cadre boobu rek da ngay xam ne ki diisoon démb mun na am tey mu oyof waaye ku oyofoon démb mun na am tey mu diis ndax li ñuy seet ci nit ñi ko jiite ëppaluñ kenn diplôme ëppalewuñ kenn lenn lan lañ amoon ñu yaakaar ko ci ñoom mooy gëm-gëm ne ñi bu ñu demee bu ñu leen falee dinañ ñu xeexal mais malheureusement li xew diggante daaw jéeg ak ren wane na ne ñañu jiitaloon tey wan nañ ñu seen bopp ba tax ñu war a amaat un renouvellement de génération jël sunu xalaat ak sunu yaakaar ak sunu choix porté ko ci ki nga xam ne moom mooy aspirer ci changement bi ñu bëgg au niveau du champ syndical parce que neexul ba neexul waaye nag lu ne xew na fi te gis nañ ko te yooyu yëpp dafa dolli jox jàngalekat yi yaakaar ba tax ñu choisir une autre personne une autre génération dirigée par le frère secrétaire général Abdou Diaw ànd koog membre SNEF yëpp nekk di def un travail remarquable dans le niveau national. bëri na ci ñoom syndicalistes yi dañuy doon ay politiciens encagoulés maanaam ñuy yëngu ci wàllu politique nëbb ko ndax yéen mun ngeen a seetal seen bopp ci li ni mel walla sax mën nañoo xaar seen njiit ñu fekk ko ci milieu politique bi. waaw loolu moom politique daanaka boo seetloo mooy ni ñuy yoree rek réew nag comme que. politique bi ñu xam ci Sénégal. waaw non c'est-à-dire man bu may wax politique
bi nga xam ne moom la ñu jàng moom laa xam bi keneen di def ba mu wàññi cëram wàññi darajaam boobu kooku moom la engagé comme tey li ma la wax ci syndicaliste yi rek un syndicaliste il est là pour défendre l'intérêt des travailleurs mais nag boo demee ba jaay sa ngor ba intérêt travailleurs yi lañ lay jox ci suufu table bi gënal la ko privilège lañ lay jox di ko jox say doom di ko jox say waa kër di ko jox say ñenn ci yow di leen di dugal di leen di caser bu fekkee privilège yooyu moo la gënal yow intérêt travailleurs yi bu boobaa dootuñ la mën a xoolee comme syndicaliste bi ñu bëgg politicien bi tamit noonu la politicien bi koo xam ne la dafay xeex ngir jot baatu askan bi ngir ñu jox ko toogu bi ngir mu décider yëg-yëgu askan bi ba askan wi am satisfaction ci ñoom donc syndicaliste bay politique bu sàmmee ne ngëm-ngëmam mooy fu mu mënta nekk mu nekkal fa doomu aadama yi ni mu koy defee ci syndicat bi kon kooku amul problème mais nag bu fekkee ne nag yow da nga bëgg a jóg ne damay politique pour jéem a combine maanaam sama waay moo nekk ci nguur gi te man maa ngi bokk ci alliés yi man maa ngi jiite syndicat sama waa ji léeg-léeg su hors-jeu amee ma teel ko signaler ci suuf balaa ñu koy yëkkati drapeau bi day xaw a doy waar ñun nag bokkuñ ci loolu même bu ñuy def politique tamit am nañ suñu liberté def ko mais dañ bëgg a wax ne li ñu gën a ñor te intéressé ñu mooy ci li ñu nekk muy syndicalisme loolu dañ ci nekk ngir suñu nawle yi ñu jiital ngir suñu nawle yi nga xam ne am nañ confiance ci ñun ngir suñu nawle yi nga xam ne ñu ngi ci jafe-jafe parce que ku wax tamit confiance bi ñu am ci yow am na ñoo xam ne fii ba gannaaw déwén situation bu ñu nekk bu nit jógut xeexal leen seen situation du changer parce que yàlla moo dogal lool ci doomu aadama yi am na koo xam ne mën na xeex ba jot li mu yelloo am na koo xam ne xeex mënu ci dara bu fekkee ne xeex rek mooy tax mu jot li mu yelloo fii ba gannaaw suba ci benn situation bi lay nekk ñun nag loolu lañ xam ñu jóg takku nekk ci champ syndical bi di ci góorgóorlu wax dëgg yàlla waxaguñ ne def nañ fi lu kenn deful waaye li ñuy témoigner ci li ñuy liggéey dañuy ñaan yàlla rek mu gën koo dolli ci ñun gën koo renforcer ba xam ne noon du ñu mën a lu bari ba xam ne tamit saay-saay du ñu mën a galgal parce que li ngay wax noonu yëpp ça dépend ci ki nga amal affaire waaw. ren ci biir xeex bi nga xamante ni yéen a ngi ko doon xeex syndicat yi di ko doon xeex ñee doon wax sauver année scolaire bi yéen ngeen fële feneen waruñoo sauver année scolaire bi mais dañu war a sauver li nga xamante ni moom moo di école sénégalaise loolu tamit ban gis-gis lan lañ mën a dégg ci sauver année scolaire sauver système école sénégalaise. waaw sauver école sénégalaise moom mooy nga def benn ni ñu koy waxatee diagnostic bilan li ñuy wax diagnostic bilan xam nga bokkul ak nga def analyse moom dalay wan rek benn partie booy xool mais bilan bi nag moom mooy yaram bi yëpp te tey bu ñu waxantee dëgg xam ne école sénégalaise wopp bu mag la foo laal rek day métti léegi nag loolu moo waral ne ñu joxe woon xalaat ne nañu xool système éducatif bi d'une manière générale xool ko bu baax ci biir ak biti ba nga xam ne lépp luy doon jafe-jafe muy jafe-jafe élève bi muy jafe-jafe jàngalekat bi muy jafe-jafe directeur d'école ba muy jafe-jafe parent d'élève bi ak jafe-jafe yi nga xam ne sax nguur gi am na ko ñu càmbar lépp ba wut ci solution def ko ba nga xam ne école bi dafay nekk ci jàmm lu war a toll ci fukki at yoo xam ne Sénégal waratuñ dégg grève ci école bi parce que tey ñun li ñu constaté mooy élèves yi grève dafa fréquent ci seen cursus CI CP grève ñëw C1 C2 grève ñëwaat nga dem 6e 5e secondaire grève encore ci biir cursus bi élève bi mën na fa def chaque 2 ans grève am pour lan kon mooy que ne problème yi fi nekk duñ ko faj dañ koy raayal rek taf yëngal après ñu continuer mais nag bu fekkonte ne tey def nañ li ñu wax noonu yëpp ci système bi dinañu permettre xale bi jógee CI dem ba CM2 te du am grève gis nga lan lay def après ci njàng mi qualité lay doon parce que quantum horaire bi dootul menacé wu parce que programme yi dinañ jàngale ba nekk à jour te bu boobaa xale bi aussi dina éprouver amour ak motivation
bi nekk si mu dem école di jàng. proposition yi ngeen am mën nañoo jàpp ne da ngeen sauvé école sénégalaise wala année bi lañ sauvé proposition yi nga xamante ni moo tax ngeen bàyyi grève. li xew nii mën nañ jàpp ne dañoo sauvé rek année bi. kon seen proposition gagné wu leen ko. waaw proposition la rek maanaam dañoo dolli xel rek mais nag loo gis rek am na le prix à payer xëy na les dirigeants wala les gouvernants yaakaar nañ ne loolu buñ ko naree def dina am yeneen yoo xam ne ñoom pareeguñ pour nekk ca ñoo tax ñu tànqamlu loolu li nekk seen problème te ñu jàpp ne lii moo gën a récurrent ñu ànd seeg syndicalistes yi ñu faj ko mais nag dañuy wax faj pour ne pas dire autre chose waaye gis nañ ne lu bëri des na lu bëri des na par rapport ak li nga xam ne loolu la jàngalekat yi di xaar. def ngeen diagnostic ngir xam problème yu gën a profond si li nga xamante ni moom moo di école sénégalaise tey jii li mën a sauver école sénégalaise lu mu. waaw loolu moom boo ma ko laajee du ma la wax lan la war a doon parce que dañu nekk organisation boo xam ne c'est légalement constitué ba pare ñaareel bi ñu ngi jëm vers des élections de représentativité dafa am loo xam ne day doon sunu ngànnaay parce que ñun dañuy def le syndicalisme autrement duñ ñëw rek ne leen fal leen ñu mais dañuy ñëw wan leen sunu analyse situation bi ak école sénégalaise bi yëpp lan mooy jafe-jafeem ku ci ànd ak ñun gunge programme boobu bés bu ñu demee ba toog ci table de négociation bi amit ñu soog a jukkiwaat programme boobu mu nekk programme boo xam ne ña nga xam ne ñoom ñoo ko liiroon ñoo ci àndoon ba ñu fal ñu ñoom ñoo koy accompagner pour mu mun a nekk loo xam ne dañ koy imposer les gouvernants imposer ko aussi le ministre de l'éducation nationale. te yaakaar naa ne bu ma la waxee loo rek di nga xam ne y a beaucoup de choses yoo xam ne ñu ngi ci milieu système éducatif bi sonal ko diisal ko ba tere koo dem ci wàllu qualité tere koo dem aussi ci wàllu efficacité tey boo xoolee li ñuy jàngale ci école yi programme yi lu ñuy jàngale jumtukaay yi des na matériel bi salle de classe yi des na personnel bi des na donc pour ne citer que cela rek pour wan la ne nan la ko tubaab di waxee le malheur est profond vraiment le malheur est profond sori na sori boo xam ne ñu ngi ñaan yàlla fan ak wér ba liñ ci bëgg a liggéey yëpp teg ko ci table jàngalekat yi ñu xool apprécier ak ñun yàlla may ñu fan beeg wér bi. ba ngeen taxawee ba léegi niveau national moo doon syndicat national de l'éducation et de la formation ci biir réew mi lan ngeen fi def. syndicat national de l'éducation et de la formation moom léegi waxuñ dara lu dul ku ci nekk da ngay sant yàlla parce que li ñuy wax rek mbir jolof xëyul xëy rek sotti mbébétu ñu bëri bu ñuy créer benn affaire mooy mu yegg foo xam ne dina kawe njort yàlla baax na may nañu lool tamit fa ñu doon raam di def ba yàlla dogal tey waxatuñ mais nit ñi ñoo ñuy fàttali ne syndicat national de l'éducation et de la formation la lañ bëggoon mu dem ci nopp nit ñi maîtriser nañ ko ba léegi ñoom ñoo koy wax te boo xoolee li waral loolu réalisation yi ñu def du dara di def tournée ci région du Sénégal ak ci département yi ngir xam jafe-jafe jàngalekat yi dolli ci tamit jéem a dem tamit ci jàngalekat yi di leen di régler seen ay jafe-jafe tey buñ nee jàngalekat problème yi muy jànkonteel bokk na ci problème mu carrière buñ koy wax mooy jàngalekat bi buy soog a dugg ci njàngale situation bi muy nekk ak bu ci defee ñaari at bu ci defee juróomi at ba bu ci defee fukki at bu ci nekk fu mu toll niveau bu mu toll mu méngoog jëmmam ci dayoom mais tamit mu méngoog li nga xam ne moo koy fajal ay soxlaam mooy grade bi mooy tamit prise en charge bi te loolu yëpp
ay këyit la yoo xam ne da nga koy déposer mu ngi commencé si bi ngay def examen professionnel ba jàll ko nga am sa examen professionnel jàll ko nga am sa arrêté d'admission sa arrêté d'admission bi bu génnee nga déposer pour intégration bu ñu la joxee intégration nga déposer pour mise en solde nga soog a dugg si beneen catégorie validation mu ngi fi pour que la nga jot a jàngale ba ngay am sa diplôme loolu tamit mu mën a feeñ ci sa grade bu validation bi passé say avancement di ñëw léegi nag say avancement yooyu buy ñëwit daf fiy fekk tamit sa prise en charge sa intégration loolu yëpp ay këyit la yoo xam ne day dem ci nguur gi ministre bi nekk en charge dossier bi signé ko mu war a ñëwaat ci jàngalekat bi ba mu koy yëgee ci biir poosam mais loolu nag dañ gis ne nguur gi daf ci doon yéex ba jàngalekat yi amatuñ benn motivation pour jàngale ñii di def fukki at ci benn grade bi ñii di def fukki at ak juróom te fekk sax avancé wuñ fenn ñii di toog lu yàgg seen prise en charge ñu soog ko jël ñun nag ñooñu lañ dem xam seen jafe-jafe di ci dox te ñu ci bëri wax dëgg yàlla dox nañ ci ba nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo am contenté ci ne doxal nañ leen donc boo ma laajee lan la ñu def ban réalisation loolu la ñu am mooy bi ci njëkk mooy jéem nañ xam jafe-jafe jàngalekat yi ñu nekk di ci dox ba ñu ci bëri yàlla di leen di defal que ne seen jafe-jafe day saafarawu ci beneen côté bi mooy fépp foo xam ne jàngalekat mu ngi fa sa condition de vie tamit dañ koy bëgg améliorer ñu créer ay groupe di ci waxtaan pédagogiquement ngir ku ci nekk la nga xamut wala la nga war a xam te xamuloo ko ñu di ci góorgóorlu ngir di la xamal ku ci nekk sa cadre de vie sociale aussi ñu jéem koo xam ci as tuut ñu jéem cee taxaw day dem sax léeg-léeg ba romb cadre syndicat parce que des fois kenn ku ci ne la ngay dund dañuy yaakaar ne lool si yow dong lay dal fekk ne mun na dal ñaar ba ñett ba ñeent te bu boobaa rek kaa lay doon kaa yooyu nag yàlla day dogal ne dañ koy am dañu koy soumettre te dañu koy régler ci ni nga xam ne si yoon lay tegu te si ni nga xam ne aussi si sutura lay tegu par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñooy des demandeurs. département bu Nioro seen secrétaire général bi dëkk fii seen poids si biir département bi ndax mën nañoo wax ne gagné ngeen un peu la confiance des enseignants. lan moo koy justifier dinaa la ko wax mooy boo demoon nga def benn sondage ci actualité syndicale bi dans le département Nioro mooy département bu ëpp lu muy recevoir visitu secrétaire général national bu syndicat yi ñoom Nioro moo leen jaaxal fu mu toll nii ku jóg rek yaa ngi songu Nioro loolu nga foog ne c'est le fruit du hasard du hasard parce que xam nañ ne Nioro ñëpp aligné wu nañ rangé wu nañ pour jàppale le SNEF parce que c'est un syndicat boo xam ne moo fi nekk di régler nit ñi seen problème te ma wax la benn mbir SNEF musul dugg ci benn école di laaj jàngalekat signeel ma kayitu cekof musul am ñu ngi may dégg ku ko mës a gis ne SNEF ñëw na wala le secrétaire général du SNEF ñëw na si sama école tey di ma ñëw di ma propagande bu la neexee nga ñëw si mu ñëw si yow nga defal ko vidéo mu wax amut te pourtant presque chaque semaine wala chaque mois dina am un syndicat boo xam ne ñëw na def tournée dans les écoles loolu nag dañuy interpeller l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Parce que le temps de travail est sacré le quantum horaire dañ ko war a protéger dañuy gis suñu dañuy am retour yi da ngay gis un secrétaire général national de syndicat ñëw dugg ci école pratiquement après récréation bi yëpp da koy jël te yaakaar naa ne loolu dëppoowul ak li nga war a def parce que les week-ends mu ngi fi yow da ngay daw pour say syndicat bàyyil ba week-end nga ñëw si benn département nga dajale leen ñoom ñëpp wax ak ñoom suñu adhéré si sa cause ñu dem mais dañ leen di fekk si seen bërëbu liggéeykaay yi di def des tournées aux heures de cours ce qui est anormal pour un représentant syndical
donc loolu tamit bokk na si li tax ñu war a waxtaanaat ak sunu jàngalekat yi ak ñi nga xam ne ñoo yërif école yi. école du marché du heure bu la neexee dugg fa bu fa nit ñëwee ne dama am ay militants ñu ne leen toog leen ngeen xaar bañ wàcc wala xaar leen ba récréation ngeen jël 30 minutes yi parce que loolu dina bokk ci respecter sa bopp respecter aussi nit ñi parce que école boo xam ne liggéey bi si ay waxtu lañ la ko may benn waxtu boo ci jël rek yàq nga lu bëri ci liggéey bi donc il faut savoir aussi raison garder ñaareel bi mooy jàngalekat yi Nioro gis nañ ne depuis SNEF nekk en place comme ni ko yeneen département yu bëri ci Sénégal nekkee ñoom gis nañ seen bopp ci li nga xam ne SNEF mu ngi koy doxal ci prise en charge dans un premier temps xàmmeewuñ ku bokk ci SNEF ak ku fi bokkut xàmmeewuñ ku bokk SNEF ak ku ci bokkut li ñu xam mooy jàngalekat nga am nga jafe-jafe on est là pour régler le problème des travailleurs dañuy jël sa cas suivre ko suñ ci amee gain de cause tant mieux suñ ci amul gain de cause aussi tant mieux mais comme tele laay wax dañ leen di rassurer benn affaire mooy que ne tamit amul benn nit doomu aadama bu mun a taxaw ci département bi ne SNEF jox naa ko sama dossier mu war koo déposer laaj na ma ci paasu Ndakaaru wala laaj na ma ci commission amul loolu nag boo koy séq ak jàngalekat yi ñoom dafuñ roy du nduroog pire lan moo fi xewoon avant SNEF di ñëw da ngay dajale 10 dossiers ne leen damay dem yóbbu ko Dakar ku ci nekk bu la joxee paasu aller retour ça fait combien te pourtant doo jël lu mot 10 places benn place da ngay jël des arnaques yoo xam ne dañ koy def jàngalekat yi ñu koy dund des années et des années tey Dieu merci laajal wëral ci jàngalekat yi nga laaj defal gëstu boobu dinañ toogaat émission nga ne ma yow yaa may confirmer samay propos te parce que loolu la base bi laaj loolu la jàngalekat yi wax donc SNEF vraiment bu ñu koy wax dañu naan alhamdulilah bi mu ñëwee ci terrain syndical bi mais aussi bi mu ñëwee pour faj soxlay jàngalekat yi. ñuy waajal élection de représentativité syndicale boobu tamit nan ngeen koy waajalee wala sax am ngeen espoir pour département bu Nioro ngeen war fee war a mun a gagner parce que fii moom su ngeen fi gagner wul seen base seen fief ça devient un peu compliqué. waaw pour buñ fi gagner wut du condition ne buñ fi gagner wut dina am lu mu porter non parce que SNEF c'est une organisation boo xam ne c'est au niveau national voire même international parce que tey bu yàlla dogaloon ñu bokk ci table de négociation bi il y a toujours des occasions yoo xam ne de représenter les travailleurs à l'étranger aussi par le BIT yooyu yëpp daf ciy am kon du ma ne national kese c'est international donc bu ñu waxee élection de représentativité loolu du doon le cas de Nioro du cas bu spécifique parce que détermination bu membre SNEF yi am mun naa la ne tey am na département yoo xam ne boo fa demee foofu moom moo gën a sax ñoom dañ yaakaar ne sax ñoom ñoo gën a téye SNEF foofu kon bu ma nee cas Nioro du ma ko def cas spécifique c'est vraiment ni ñu ko waxtee raisonnable parce que tey boo demee à Saint-Louis on a notre secrétaire administratif qui est là-bas tey moom yaakaar na ne lu mu def Saint-Louis moom mooy raw gàddu boo demoon Podor tey noonu boo demoon Tambacounda da ngay naan Tambacounda ñoom dañ yaakaar ne SNEF foofu la dëkk boo demoon Kolda di nga ne déedéet SNEF c'est parce que dafa am liggéey boo xam ne on est en train de le réussir mooy que ne nit ñi gis seen bopp ci façon bi ñuy defee syndicalisme tey jëluñ sunu problème xaalis def ko mu nekk sunu yitte ci mbiru syndicat au contraire dañuy jël sunu xaalis sax di ko dépenser yaa ngi may laaj sànq ay actions yoo xam ne SNEF mu ngi koy def au niveau national demal Tambacounda des salles de classe dañ koy réfectionner au grand bonheur de la communauté te SNEF da koy def yaa ngi comprendre demal à Médina Yoro Fula dañuy maye ay extrait peut-être xëy na jubluwuñ ci woon sax di ko wax mais comme li ñuy wax rek des fois
il faut que mu am firnde nga ñëw Nioro il y a 2 ans dañu fay maye des extraits de naissance pour les élèves yi nga xam ne ñoom ñooy def présenté wu examen te amuñu extrait de naissance les charges financières ñun ñoo ko assuré si reprographie ba ci li nga war a fay au niveau du trésor ñu ngi nekk si moment boo xam ne les évaluations a causé des problèmes aux directeurs d'école yi nga xam ne ñu ngi si circonscription éducative bu Nioro du Rip on a jugé nécessaire de les appuyer en matériel de papier pour que ñu mun a dolli ci la ñu jotoon a am pour mun a def seen ay reprographie mais Covid-19 yow yaa ñu couvriroon on était allé soutenir les daara xam nga yi nga xam ne ñu ngi nekk ci périmètre communal bi donc pour walla ne sont des actions yoo xam ne dañ koy def sans tambour ni trompette parce que dañ jàpp ne sotti ci ak def ci la kuy yuuxu kaa leen dimbale ma maanaam samay jàngalekat bëgg naa ñu nekk ci conditions yu baax waaye jàngalekat yi fan la ñuy exercer seen objet de travail bi tamit bu baaxee boo ci mënee def dara def ci dara ci côté boobu lañ nekk di liggéeyee donc SNEF n'a pas peur. Mamadou Lamine Ba ñu jaajëfal la remercier la waxtaan bi c'était un plaisir dalal la ci RIP Info TV te itam mbégte la saa su nekk di waxtaan ak yow ci lépp loo xamante ni jëm na ci njàng meek njàngale bi. waaw dañuy remercier RIP Info TV vraiment di remercier aussi ñi koy suivre yëpp ci internet bi di ñaanaat gars yi ñu demaat abonné jiwaat parce que vraiment dañuy jàllale xibaar yoo xam ne xibaar yu am solo la parce que surtout nag xibaaru njàng mi parce que njàng mi bëri na lu ciy yëngu loo xam ne war nañ ko seet mais li ma lay wax rek sunu programme la boo xam ne dañu koy dëxëñ te le moment venu buñ ko jukkee yow kenn du la ci njëkk a am te incha allah bu yàlla dogalee ñu dem représenté ji jàngalekat yi ci table de négociation bi dinañ xam ne roy du ndir ak piir. jërëjëf waaw ñu daal di ko jaajëfal bu baax a baax Mouhamadou Lamine Ba bokk ci syndicat national de l'éducation et de la formation tey ñu dalaloon ko di waxtaanee lépp loo xamante ni jëm na ci boobu le syndicat jëm na ci ay activités yu muy def ay réalisations yu mu def déjà ak préparation bi nga xamante ni jëm na ci élection de représentativité syndicale yi nga xamante ni ñu ngi ko dëgmal ñu jaajëfal leen bu baax a baax fépp foo xamante ni nekkoon ngeen fa rek di suivre RIP Info TV ñu jox leen dig daje beneen yoon ci beneen émission wala sax yeneen waxtaan yoo xamante ni dañ koy faral di amal ci biir département bu Nioro jaa ngeen jëf